te du doon corona. Amba corona, nañu xeex corona. Leneen waroon na unir àdduna te du doon corona. Amba corona, nañu xeex corona. Leneen waroon na unir àdduna te du doon corona. Doon naa ku yaakaar, doon ko xaar. Li xew ba kaa, li xew ka taa te du doon naka. Ñépp yu buy walloo ku jéem a songandoo mën ko daandoo. Amba corona, nañu xeex corona. Respectons les consignes. Chaque vie compte. Je reste chez moi, restez chez vous. Stop corona. Dr. Senwa. Nañu xeex corona. Leneen waroon na unir àdduna te du doon corona. Amba corona, nañu xeex corona. Leneen waroon na unir àdduna te du doon corona. Amba corona, nañu xeex corona. Leneen waroon na unir àdduna te du doon corona. Doon naa ku yaakaar, doon ko xaar. Li xew ba kaa. maa ngi nuyu le préfet de l'arrondissement des Niayes, maa ngi nuyu le maire de la commune de Yeumbeul Nord, di nuyu le maire de la commune de Yeumbeul Sud, di nuyu le docteur Pape Samba Dièye, di nuyu imam invité yi fi nekk yépp. Pape Sow laa tudd, maay coordonnateur réseau câblé. ñu teew fii tey ci district bi pour participer sur l'effort de guerre à notre façon en amenant un don mu doon lu ñu war parce que xeex bi defe naa ku nekk da nga siy jàpp selon li nga mën ak ni nga ko mënee mu doon aussi lu ñu xeeb donc docteur mi aussi ñu koy sant di ko remercier au passage ñëpp gis nañ taxawaayam depuis les premières heures bi feebar bi ñëwee donc muy taxawaay bu ñu rafetlu ci xarañteem ci abnégation ci engagement am ci expertise am mook tout le personnel médical bi nekk fii ci district bi franchement peut-être circonstances yi tax na ba bëgguñu def un très long discours foofu laa bëgg a yem rek def mu doon benn brèche bu may ibbi rek dinañu jox deux personnes ñu wax muy le président Cheikh Sène ak le président Moulay may rafetlu teewaayu ñëpp
bugguñu ko woon def événement bu rëy may saluer tous les câbles distributeurs sur la confiance bi ñu porté à ma personne bugguñu woon sax teew peut-être man maa insister ñu teew par peut-être par souci de transparence et de clarté mais franchement dañ ma jébbal lépp ne ma loo ci def baax na noo ko defee baax na loolu c'est l'occasion ma saluer ko parce que dafa rëy depuis le début dañuy jël ay millions teg ko ci table bi ne ma loo ci def ak noo ko defee baax na kooku ça me va vraiment droit au cœur je ne sais vraiment comment les remercier dafa rëy sant naa leen ba fu sant yem jiital nañ ma coordonner affaire bi ñu def ko ak ngor ak honnêteté ak sincérité sérieusement je ne sais comment les remercier donc ci tënk loolu laa bëggoon am lu ma ci sànni di sant ñëpp ñu fi teew di leen ziar di leen gërëm di ñaan yàlla xeex bi yàlla jàppale ñu mu jóge fi lu mu gën a gaaw maa ngi sant ñëpp. di nuyu le chef du district sanitaire Pape Samba Dièye di nuyu câble distributeurs yëpp yi fi teew parce que tey comme niñ la ko waxee Sénégal yëpp dafa tiit dafa jàq ndax lan benn menace bu nekk ci àdduna bi mu jaaxal ñëpp ba kenn ku ne tax na gis nga monde bi ni mu demee instant yi beneen configuration moo am kenn xamatul kan la kenn xamatul yaay kan moo tax tey ñu nit ñu jóg bay suñu wàll parce que combat bi du combat wu état kese parce que combat ay citoyens yi ñoo ko war a commencer état bi jàpp ci mën a dem biñ taxawalee loolu nag man en tant que président des câbles distributeurs ba Yeumbeul gars yi jël lépp jëbal ko suñu doyen Pape Sow mu nekk ko coordonnateur bi ñu def tey ji benn don fii ci hôpital bi boole na xeeb nañ ko nag mais comme niñ koy waxee ci olof rek lu baax du tuuti loolu moo taxoon tey ñu indi fii jébal fi suñu ndimbal ñu jàpp ci xeex xam naa ni discours bi dina xaw a kii sax parce que tàmmuma wax ci mbooloo mais pour mu bañ a gudd damay jébal suñu doyen Cheikh Sène moom mi nga xam ne tey bi bu teewee fii mel na ni Sénégal yëpp moo fi teew mu jébal ko kàddu gi. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baal ak ñëpp di baal ak ñëpp di présenté wu rek man Cheikh Tidiane Sène laa tudd dëkk Pikine Rue 10 di câble distributeur yàlla def tamit ma doon coordonnateur national câble distributeur yëpp yi nekk au niveau du Sénégal. On a 30 GIE dans le pays mais yaakaar naa actes yu mel nii yëpp muy ni ñu ko defee fii ay Yeumbeul ñu ngi koy defee un peu partout ailleurs yàlla def na nag mën naa ne damay rafetlu sama mbokk Yeumbeul yi lii ñu def li ñu wax yëpp mënatuma ci waxaat leneen mais li ma ci mën a wax rek mooy ne avant tout ñu ngi nuyu autorité ni ñu ko téeti administrative yi ak locales yi nga xamante ne ñoo teew fii ci biir béréb bi di nuyu le personnel médical en commencer par le chef le médecin chef di gërëm tamit ñeneen ñi nga xam ne yëpp mën naa ne ñu ngi nekk ci gannaawam di liggéey ensuite di leen sant di leen gërëm tey jii yàlla def na bu fekkee dem nañ ba sax suñu xel mën a dal tiituñu suñu xel dal na parce que gis nañ tamit le corps médical vraiment ni nga xamante ne tamit ñu ngi ci góorgóorlu suba ngoon uniquement rek pour que lii ñu jéem ko seet naka lañ koy fexe ba mu génn ci biir réew mi suñu xel dal na parce que gis nañ tamit mënuñu ne dañuy tëdd dormir sur nos lauriers mais gis nañ tamit ak la propagation ni muy demee it xam nañ ne le corps médical wax dëgg yàlla mu ngi ci ñafe donc c'est le lieu de vous saluer et vraiment di leen ñaaxaat di ñaan yàlla may leen ndam ci li ngeen xamante ne vraiment sumb ngeen ko lu mel nii tamit bu amee ci réew mi on ne peut pas dire que dañuy bàyyi lépp avec nguur gi dafa doon loo xam ne ñu nit dañ see war a indi suñu participation comme ni ko le président mu lay waxee nag tuuti na xeeb nañ ko waaye tamit jëf la rek boo xam ne dañ koy def te ñaan nañ yàlla tamit vraiment it si pexe yi nga xam ne ñu ngi koy def pour xeex lii mu jóge fi lii ñu indi tamit mu am si njariñ mu doon si moom it mu indi son ni ñu ko tuddee son coefficient dans cette lutte ci biir loolu tamit mën naa ne ñun réseau câble lañ dañu yor message di ko véhiculer diñ ko waxee nii nañu ñaan tamit xeex bi ba ñu yem fii ak ndimbali bi ak jàppale bi lépp loo xamante ne hôpital bi taxaw na yaakaar ne war nañ ko mën a dugal ci population bi
yaakaar na suñu structures yi pare nañ pour jéem leen ci accompagner. ñuy ñaan tamit suñu mbokk yi nga xam ne nekk nañ Yëmbal sensibilisation bi lépp luñ ci gën a mën ñu def ko ndaxte lii ñu yor ñun moyen de nu ñu koy tiiti non du ma ne propagande moyen de sensibilisation la boo xam ne moo gën a jege te moo gën a gaaw ci lépp loo xamante ne nit yaa ngi koy def donc ñuy ñaan it seen plateforme technique bi ngeen yor noo leen mën a góorgóorlu rek pour ñu gën a sensibiliser nit ñi ñu jéem ko sens parce que feebar bi boo ko dee xool sensibilisation bi li ci ëpp njëriñ ci la bokk bu ñëpp tey ji tënku woon ci mesures yi nga xamante ne personnel médical bi joxe nañ ko kon yaakaar naa sax cas yi ñu fiy dégg yëpp du mën a am mais nag kon ñuy ñaaxaat le GIE de Yëmbal loolu lépp lu ñu ci man rek ñu góorgóorlu ci pour que sensibilisation bi gën a mën a dem di waxaat rek ci don bi parce que ku indi masque indi thermoflash indi ay gants indi gel indi nu ñu koy tiiti les désinfectants et tout là ak ay osmose beeg indi ay bari fuite d'huile fuite d'eau yi je pense que kooku indi nga loo xam ne mooy mesure préventive yi donc lii tamit vraiment mu doon loo xam ne ñu ngi ñaan rek vraiment mu doon loo xam ne vraiment dina impacter ñu nit ci xeex bi nga xam ne yéen daal yéen ngi koy def donc laal pour bañ a guddal comme ni ko ñëpp waxee laal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di fàttali ñëpp nag ne wax dëgg la câble distributeurs yi partout au Sénégal yaakaar naa acte bu mel nii ñu ngi koy def bii c'est la 9e édition boo xam ne maa ngi fekk sur le plan Dakar rek ñu ko fii organiser donc wax dëgg la tamit ñii vraiment ñu ngi bay seen waar ci li nga xam ne moo leen war et comme ni ma ko mënee wax peut-être président Sow waxu ko mais li ñu naan la RSE responsabilité sociale d'entreprise defe naa tey câble distributeurs yi seen wàll tamit ñu ngi ko ciy bay donc ñuy ñaan it jàppale boo leen si mën a jàppalante ak ñoom ak lëkkaloo rek vraiment ñu jéem ko def ñun ak yéen ñoo far di leen sant di leen gërëm di ñaan vraiment lii yàlla dindi ko fi su nu ma gën a gaaw allahumma salli allahumma salli. asalaamaaleykum maa ngi tudd Ibrahima Dione nekk secrétaire exécutif réseau district sanitaire de Yëmbal tey ma jël parole di wax au nom des CDS tout d'abord damay rafetlu acte bi waaye damay jël nuyoo le préfet de l'arrondissement di nuyu le maire de la commune d'arrondissement de Yëmbal Nord et de Yëmbal Sud di nuyu aussi le ministère chef Dieye ici présent et son équipe cadre di nuyu aussi le secrétaire exécutif du centre de santé Abdou Seck c'est présent di rafetlu acte bi nga xam te ne moom tey ngeen def tey ji waaye damay jiital nuyoo encore di remercier encore monsieur le président des câbles au niveau national acte bi rafet na aussi mon président Pape Sow ici présent en tant que coordinateur dina rek lii aussi dafa ñëw ci heure bu war a ñëwee li nga koy wax rek acte du tuuti mais jëf ji moo ci am solo te jëf ji aussi am na lii aussi ñun aussi dañ nekk loo xam te ni liggéey bi dafa taxaw ne li xam câblerie yi ñoo suñu partenaire numéro 1 tey ji boo xool tey lépp tey boo xool tey boo xool suñu télévision tey seen kii moom moo fi dox booba léegi nii dindiñ ko kon ça veut dire que yéen ak ñun benn lañ kon loolu aussi ñun xam nañ ko donc boo tax la aussi ñu ko ci rafetlu bu am solo sax bu am solo tout cœur vraiment ñaan rek yàlla aussi yàlla na yàlla def li gën li tax ñu indi ko fi tamit yàlla na yàlla def aussi lii aussi mu ñam fi feebar bi yàlla na ko yàlla jeexal lii aussi ku nekk rek war nga def ñu ci mën parce que aussi lii aussi dafa taxaw bu taxawee la yéen aussi nga xalaat district Yëmbal ak Sénégal lu mu yaatoo ñëw ba fii ñu dañ ko rafetlu de tout cœur kon donc au nom des CDS am na vraiment contentement bu am solo li ñu ñaanal yàlla fay leen yàlla may leen aussi wér-gu-yaram yàlla aussi ànd bi nga ànd yàlla dëgëral ko ba li nga mën rek yàlla nga ko mën déwén aussi loolu laa ci am na ci wax di leen nuyu leen ziare rafetlu kàddu rafetlu waa acte bu baax a baax jërë ngeen jëf merci beaucoup. Directeur de cabinet du maire de Yëmbal Sud di yëkkati kàddu au nom des 2 maires ndax Yëmbal benn la alors maa ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp di jiital ci nuyu yi ki ñu dalal tey muy médecin chef de district docteur Dieye di ko masawu coono di ko encourager waaye aussi di ko féliciter li tax ma koy masawu coono di ko encourager gis nañ taxawaay bi nga xam ne bi am na ko ci Yëmbal tout entier depuis bi feebar bi feeñee ci réew mi ba léegi ñun ñi nga xam ne ay acteurs ay responsables locaux lañu ñu ngi koy fekk ci terrain bi guddi di ko fa fekk bëccëg moom ak ay agents donc ici c'est le lieu
de le féliciter de l'encourager parce que xam naa ni ñoom nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg effort yooyu nag tàbbiwul géej ndax wax dëgg yàlla feebar bi commencé nañ ko contenir fii ci Yeumbeul tey jii ñu ngi am ay cas de guérison yu bari démb rek ñun Yeumbeul Sud ñu ngi enregistré 5 cas de guérison ak benn nouveau contaminé ce qui veut dire que ni nit ñi di contaminé woo ni ñuy wéree moo ko ëpp kon bu ñu continuer taxawaay bi nga xam ne bi am nañu yaakaar ñu góorgóorlu ba feebar bi génn ci Yeumbeul yëpp donc loolu mérite u médecin chef la en collaboration avec les maires donc maa ngi ko ci féliciter di ko ci encourager bu baax a baax alors di nuyu aussi monsieur Sow ak sa coordination bi nga diriger muy les réseaux câblés distributeurs ci geste bu am solo bi ngeen def dama lay remercier parce que nit ki bu defee loo xam ne bu ko deful woon kenn du ko ne lu tax defoo ko bu ko defee rek da nga ko war a sant gërëm ko deuxième aspect bi tax ma lay remercier ak sa ñi nga àndal mooy li ngeen def ñun ngeen ko defal les collectivités territoriales ndax ku ne xam ne ni la santé est une compétence transférée kon lépp lu ci waay cof rek da nga koo sotle maire yi ndax bu ngeen ko defuloon ñun la war donc loolu mooy deuxième aspect bi tax ñu leen di gërëm comprendre ko moo taxoon en tout cas au niveau de Yeumbeul Sud monsieur le maire yàgg jël ay mesures annuler tout ce qui est programme boo xam ne bii bu ko defee day indi rassemblement tëj bépp bërëb boo xam ne bii nit ñi dañ fa daan daje jël ay action lu mel ni jënd ay vivres yóbbu ko ci daara yi ngir taalibe yi toog yëkkati aussi ay détergent dugal ko ci askan bi distribuer leen ko poste de santé yëpp ñu yóbbu fa tamit ay gel kon moom yàgg na nekk ci biir xeex bi yemu ca mu lancé appel à toutes les forces ndax il a compris que xeex bi nekkatul xeexu président de la république nekkatul xeexu ministre de la santé xeexu askan bi yëpp la donc bu ñu gestoo gis kuréel bu mel ni seen bos ñëw def acte bu mel nii cela veut dire que appelam boobu nit ñaa ngi koy dégg te am nañu ci répondre kon lii dañ ko war a wane fésal ko pour mu servir d'exemple à d'autres organisations amaana am na ñoo xam ne am nañ capacité bi waaye xel bi ak xalaat bi amaana jàpp ñu ni concerné na leen kon ñuy fàttali rek askan bi yëpp ni xeex bii ñuy xeex ñëpp la concerné parce que tey li ñu gën a jaaxal je parle sous le contrôle du médecin chef mooy les cas communautaires kon tey stratégie bi mooy bataille communautaire yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci biir communauté bi kenn ku ci nekk yëkkati pexeem yëkkati alalam yëkkati dooleem dugal ko ci dina tax yàlla dimbali ñu ci feebar bi ba ñu mën koo repousser en tout cas geste bi geste bu may rafetlu la au nom des maires ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di leen encourager initiative bu mel nii soit ngeen multiplier ko feneen ak feneen parce que tak on est dans un territoire national comme seen réseau bi c'est un réseau national action yu mel nii bu ngeen ko mënee multiplier wala ngeen activer seen i acteurs seen i partenaires ba kenn ku nekk mën cee dugal loxoom loolu yëpp dinañu dimbali ba ñu mën a contenir feebar bi en tout cas yooyu mooy moo yi ma ci bëggoon a yëkkati maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax merci beaucoup. di remercier encore monsieur le président national Pape Sow bu yore coordonnateur local réseau local bi nu Yeumbeul ak seen collaborateurs yi ngeen àndal yéen yëpp en tout cas di leen encore féliciter di leen remercier bu baax ci geste bi ngeen def nii tey c'est un geste qui nous va droit au cœur parce que dañoo toll ci li ñuy wax benn tournant ci xeex bi tournant boo xam ne nii fii la ñuy maîtriser feebar bi mu jóge fi mbaa fii la ñuy rëccee tasaaroo donc kon bu ngeen ñëwee dolli ñu doole ci tournant boobu dañuy wax ni mbir mi ñëw na fi nga xam ne fa lañ ko gën a soxlaa li ngeen indi itam mu nekk lu am solo parce que xeex bi ay stratégie la rek stratégie bi fi ñu nekk nii mooy bi ci gën a ëpp solo mooy une stratégie d'engagement communautaire fexe ba askan bi dugal seen loxo ci xeex bi te lii ngeen ñu indi dina nekk ay jumtuwaay yoo xam ne dañ ko mën a delloowaat ci biir askan bi pour gën leen a ñaax pour ñu dugal seen loxo ci biir xeex bi parce que su ngeen indee ay dispositifs de lavage des mains muy ay bërigo yu mën a raxasoo indi ay gel indi eau de javel indi savon liquide loolu ak ay masque loolu dina mën a tax ñu mën a xoolaat nu ñuy xooleate ak askan bi gën leen a renforcer pour ñu mën ko utiliser ñu mën ko jëfandikoo mais aussi ñu xam naka lañ koy jëfandikoo pour mën a gën a baral xeex bi donc encore une fois ñu leen di remercier bu baax a baax di témoigner nag ci suñu relation parce que président sànq yaa ngi wax pour relation entre avec le réseau câblé fii en tout cas district sanitaire bu Yeumbeul son premier partenaire en matière de communication c'est le réseau câblé que ce soit dans tous les programmes Covid rek boolewuñu avant affaire Covid bi am nañoo ak ñoom ay convention ci lu demee ni que xeex tuberculose am ak ñoom ay convention ci lu demee ni que vaccination Covid bi am nañ ci ak ñoom convention donc Yeumbeul gi yëpp ñu ngi seetaan spot yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy diffuser même au-delà de Yeumbeul nit ñaa ngi ñuy woo di ñu wax ne ñu ngi gis
spot yi nga xam ne nii ñu ngi koy diffuser à travers les réseaux câblés en partenariat avec le district et en partenariat avec suñu yenn partenaires yi ñuy jàppale ci mbir moomu. donc ñu leen di wax rek on est ensemble ci même xeex bi te incha allah ñun ñëpp suñu si jàppee yàlla mën nañu may très rapidement situation bi ñu maîtriser ko daan ko. donc encore une fois ñu leen di remercier ci au nom de l'ensemble du personnel de santé muy infirmiers sages-femmes ASC matron ñooñu ñëpp ñu ngi leen di remercier à leur nom. di leen remercier aussi au nom de l'ensemble des acteurs communautaires muy relais yi bàjjenu gox yi ñoom ñoo xam ne ñu ngi ci terrain bi di xeex. monsieur le maire Daouda Ndiaye maire de la commune de Yeumbeul Nord donc dama ñëw ànd ak district bi ànd ak sama naataango commune Yeumbeul Sud ak acteurs yëpp rafetlu taxawaayu réseau câble wu Sénégal yi en fait. parce que aussi su ma waxee ne fii dans la commune de Yeumbeul Nord en tout cas pour le district joué nañ d'abord seen partition parce que li gën a message bi gën a yegg ci population yi en termes de sensibilisation ñoom ñoo ko def ñoom ñoo dem ci médecin chef ñoo dem ci sous-préfet ñoo ñëw ci maire yi jël leen yóbbu leen ci salon nit ñi yóbbu leen ci seen néeg yi yóbbu leen ci seen biir kër yi yóbbu message de sensibilisation ba foo tourner ñu lay wax ne seetaan nañ la ci réseau câble maa ngi koy wax président maa ngi koy wax Pape Sow keroog ma ne ko je ne savais pas que réseau bi yegg na fii yëpp parce que fi ma nit di woowee di ma wax na ma seetaan naa la ci réseau câble bi ngay def message de sensibilisation foog moon dina fa yegg alors kon ñuy rafetlu bu baax tey ndimbal li nga xamante ne indil nañ ñu ko indi nañ ko ci moment bu ko nit ñi soxlaa indi nañ ko fu ko nit ñi soxlaa jox nañ ko kuñ ko war a jox indi nañ ko fi ñu ko war a indi parce que man en tant que commune bi ñu amee suñu ndimbal bu ñuy génnee ci loxo médecin chef lañ ko teg parce que yàlla dafa def mbirum wér-gu-yaram ci loxoom la nekk moom bu ñuy wax xalaat ak xereñ ci loxoom macha allah la nekk fii ci biir dëkk bi masque rek bu ma koy commandé damay wax kii defar masque bi demal ba ci moom bu la waxee nii la nga defee ko ni mu la ko waxee su la waxee du nii nga bañ kaa def je prends un exemple keroog dañoo defar ay masque ñu bëggoon a imprimer logo commune bi ou bien turu commune si kaw masque bi ñu ma indilee proposition bi ma woo ko mu wax ma ci xalaatam te la ma wax loolu laa def donc jàmbaar la ku taxawu liggéey bi la CDS yi nga xamante ne aussi ñu ngi ci commune bi gis naa seen jàmbaar gis naa seen taxawaay gis naa seen disponibilité auprès des populations nit ñi nag tey li may faral di wax rek jàngoro bu dee gisuñu saafaraam fagaru moo war a gën a nekk saafara bi gën a wóor donc nit ñi ñoo war a fagaru ndax fagaru moo gën faju comme ni ko wolof di waxee malheureusement gis nañ situation bi chaque jour day passer du simple au double comme ni ko nit ñi di seetloo te waaye lépp rek dañoo war a gën a ànd def de la sensibilisation utiliser vraiment aussi les mesures barrières pour que mbir mi bañ a yegg ci ñun damay wax ne ku nekk ci ñun da nga war a jàpp ne yow yaa war a nekk kiy dagg chaîne de transmission bi yow yaa war a nekk ki nga xam ne yow yaa dagg bu mu jokkoowu jàngoro ji ndaxte boo appliqué lépp li nga xamante ne lañ la sant yaakaar naa ne feebar bi dina dellu ginnaaw kon réseau câble yi ñu ngi leen di remercier au nom des populations ndaxte lii ngeen ñu indilee soxla nañ ko bu baax a baax ki ngeen ko jox soxla na ko fi ngeen ko indi war ngeen ko fi indi te incha allah dinañ def suñu kéemtalaay kàttan ba ku ci war a jot également mu jot ci ñuy invité nag ñeneen ñëpp képp koo xamante ne jàpp nga ne xeex bi war nga cee am loo ci dindi jëlal loo say matuwaay jëlal loo am nga dem ñëw jàppale nit ñi ci xeex bi ku nekk bañ a toog këram yaakaar ne am na ay moyens yu mu fagaroo njabootam soo mënee dimbale ñeneen demal nga dimbali leen defal ni réseau câble lay def soo amee xalaat bu rafet yóbbul soo amee moyen yóbbul soo amee ay jumtuwaay yóbbul soo amee doole maanaam ay nit ñoo xamante ne ay bonne volonté yoo xam ne mën nañoo ñëw gunge ñu ci xeex bi indil parce que loolu la ñu seetlu c'est malheureux que sur le plan national par exemple quand on donne de mauvais exemples on pense à Yeumbeul. Il y a quelqu'un qui était l'invité de la TFM avant-hier qui mu wax ci traçage mobile mais maa ngi ko suivre ba mu jeex 5 exemples la jël yëpp ci Yeumbeul la ko jël il dit que comme par exemple boo jógee Yeumbeul amoo 10 000 francs boo génnee non nekkul ne ku dëkk Yeumbeul rek amoo 10 000 francs on trouve des pauvres à Yeumbeul mais on en trouve à Sacré-Cœur on en trouve aux Almadies on en trouve un peu partout c'est pas parce que aussi Yeumbeul lañ nekk que lu metti Yeumbeul lañ ko war a teg c'est pas duñu dégg aussi Yeumbeul dafa nekk district boo xam ne dafa nekk un centre de santé boo xamante ne tey ci dayoo amul ci département bi bu ñuy feebaree dañuy xalaat daw indi ko fii nekkul ne cas bi Yeumbeul lañ ko gisee que Yeumbeul la nekk que Yeumbeul biir Yeumbeul la dëkk donc yooyu tamit il faut que ñun ñi di si bàyyi xel mais tey pas plus tard que ce matin chaque jour sooy seetaan télé bi day mel ni feebar bi Yeumbeul la nekk te jàngoro ji ñu ngi Sénégal gépp mais techniciens yi fi nekk ñu ngi bay seen waar ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan waaye aussi ñu ngi ñaax askan yi
nañ leen sàmmonte ak mesure xale yi nañ jóge ci mbedd yi nit ñi nañ bàyyi taxawaalu ci mbedd yi nañu bàyyi di football ci mbedd yi jafe nañoo waxal nag ndaxte ñi ngi toog seen saal yi duñu seetaan mais seen doom yaa ngi ci mbedd mi instant bi couvre-feu bi jot na nee nañ nañ dugg si biir kër yi boo génn ci mbedd mi man damay dox ci heure couvre-feu yi ci dëkk bi damay gis ñu ni di taxawaalu ci mbedd yi damay gis ñu génn seen buñu ko taxaw damay gis ñoo xam ne dañuy seen policiers ñoom ñu dugg policiers yi dem ñu génn comme si ñoom policiers yi ñoo leen gën a bëgg seen wér-gu-yaram kon nañu sensibiliser nit ñi nañ leen wax ne wax dëgg yàlla nañu yeewu xam ne kat feebar bi ñun ñëpp ñoo ko ba daw maa ngi leen sant baax leen gërëm di gërëm baax docteur Dieye di gërëm sama grand frère Pape Sow aussi ci insistance bi aussi parce que aussi tey moom dafa def yëfu mag ak rakk kon ñu ngi koy remercier bu baax a baax merci jërë ngeen jëf. waaw di rafetlu initiative bi nga xam te ni GIE Yeumbeul moom la def franchement ku nekk xam na ni feebar bi ni muy rawee metti na metti boo xamante ni si ëllëg kenn xamul kenn mënul yàlla rek moo xam xanaa kay di ñaan yàlla la mu yamale ko fii te don yi ñu def mu nekk don yoo xamante ni si askan wi dinañ ko jariñoo tey ñu ngi nii ci Yeumbeul beneen yoon dinañ dem yeneen gox sensibiliser leen waxtaan ak ñoom indi leen suñu aide alimentaire mooy don yi ñu fi indi nii ñu ngi leen di sant di leen gërëm ko fate affaire o ñaw garɗo e meɗen ngal ɗon ballal min gadduno min jelli Yeumbeul fof min gummiri ni ko district biyeteɗo hôpital Yeumbeul min gimmi ɗon min payi e min jaade monsieur le maire min payi to garage kalandoji ɗiɗɗi e min gimmiri toon min payi district mo Yeumbeul man gëma ko woon ay fola ko tegoon feebar baa ci réew mi ku nañ ko jàppe noonu gën a seet sell wàññi ay génn toog ci biir kër yi ni ko Chine defe woon waaye bu leen ñu fontoo lu jon ngeen jàppe koy fo dàkkanteeg police tali bi luy ndayu laaru wax nañ ba sonn nga lor sa bopp lor ñu toog leen seen kër yi waaye dimbali leen ñu léegi ñoo ngi nii kaay yi gën a bëri fii bu nekk lim bi yokk xawma lii lan la nii nañ wàññi génn bi di raxas loxo yi nuyoo salaamaaleykum rek doy na ci li nañ ci teel a jóg bala mu yegg ci suma yëgoon ànd jële ko fi bu ñu fowe suñu bakkan waay 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 nan faju feebar baa ngi ci réew mi ku ne la mën a dal ku ne mag ndaw waaye ngala bu ñu saggan weddi gis bokku ci léegi leer na ñoo ko déggandoo lim baa ngi yokk luy jot na amatul na boo xel moo ñu wuutaleeg mala nañ ko jëfandikoo corona baa ngi wéy di lor tey ana manu di bango réew mépp la ñu soxla tey ci xàcc dóorandoo amatul parti politique tarixa na ñépp jógandoo set rek la laaj aaral sa bopp aar sa dëkkandoo ndimbal li fan la toll bi baana dem ci loxo yi ko yelloon ñoo ngi ci état d'urgence